mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV daleen ak jàmm ci xibaar yi dañu koy door rek ponk yi lu ñeel jàngoro yi coronavirus tey ci alxames gi lim ba daal dina yokk lu tollook ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar jota amee jàngoro yi coronavirus juróom-benn ci ñoom ñàkk seen ko bakkan loolee daañu ci ànd ak docteur Ousmane Gueye ci biir xibaar yi daañu wax ci leneen ak service d'hygiène taxawaay bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy am ci jàngoro yi coronavirus lu jëm ci ay sensibilisation waaye itam lu jëm ci yenn produit yi ci yenn marché yi taxawaay bañ cay am loole daañu ci ànd ak capitaine Ndiaye ci biir xibaar yi daañu bàyyeekoo foofee dem ci garage bu diwaanu Thiès lu jëm nag ci mesure barrières yi ak ni ko chauffeur yi di dundee loolee soxna Marème li lañu ciy àndal bu ñu bàyyeekoo foofee daañu wutali foofee ca Mbourkat jëm nag ci forêt classée boobee lu tollook ñaari junni ak juróomi téeméer ci ay parcelles yoo xam ne daanaka dañ ko tabax ci anam boo xam ne jaarul yoon tax nag préfet du département lëkkaloog chef de service yi amal fa nag opération de démolition loolee daañu ci dikk ak moom préfet du département ay kàddoom ci biir xibaar yi li nag daañu ci softal xibaar yi ñeel biir réew mi ak soxna Fatou Fall xibaar yi ñeel bitim réew àndu Cheikh Mamadou Ndiond wàllu tàggat yaram mbokk yi mooy ndar képp xibaar yi tey ci alxames gi yemoo ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn asalaamaaleykum. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci bopp xibaar yi xam ngeen nag lu ñeel jàngoro yi coronavirus tey ci alxames gi lu tollook ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar amee nañu jàngoro yi coronavirus juróom-benn ci ñoom ñàkk seen bakkan leeral yi ak docteur Ousmane Gueye. ministère bi ñuy dënk wér-gu-yaram askan jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim. ci ñaar junni ak juróom téeméer test yu ñuy def ñaar téeméer ak juróom benn ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam ñoo ci am doomu jàngoro juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñooy cas contact mooy maanaam ñi jaxasoo woon ak ñi amee woon doomu jàngoro bi amul benn cas importé téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci am doomu jàngoro te xamuñu fu ñu ko jëlee ñi leen naan transmission communautaire ci ñooñu Thiès am na ci fukk ak juróom-ñaar fukk ak benn ca Touba fukk ci Saint-Louis juróom-ñett ci Rufisque juróom-ñaar ca Kaolack juróom benn ca Wakaam ak Tambacounda juróom ca Dakar Plateau Liberté 6 Ouest Foire Pété ak Yoff ñeent ca Bambey Kër Massar ak Nord Foire ñett ca Cambérène Guédiawaye Mamel Matam Mbour Popenguine Thiaroye Tivaouane ak Vélingara ñaar ca Almadi Cité Fadia Guinguinéo Koungheul Mariste Richard Toll Sacré-Cœur 2 Saly ak Sicap Foire benn ca Amitié 2 Bambilor Bopp Cité Gàddaay Cité Kër Gorgui Cité Mixta Cité Soprim Daara Diourbel Fatick Goudiri Hann Bel-Air HLM 2 HLM Fass Kaffrine Khombol Liberté 5 Louga Médina Mékhé Nioro Patte d'Oie Podor Point E Ranérou Sicap Mbao Sokone Somone Yène Zac Mbao ak Ziguinchor téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn malade ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey ñeent fukk ak juróom-ñaar malade ñoo ngi réanimation juróom-benn malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb alarba ñaar fukki fan ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane
mu ngoog mu nekkoon docteur Ousmane Gueye ba tey ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi service d'hygiène taxawaay bi mu am ci jàngoro yi coronavirus jëm ci wàllu sensibilisation ak taxawaay yi nga xam ne askan wi war nañu ko am jëm ci wàllu lekk gi ak cet gi taxawaay boobee nag mu nekk nag taxawaay bu mucc ayib bu ñu sukkandikoo ci capitaine Ndiaye leeral yi ak Fatou Fall. donc boo seetloo ba li ñuy wax première vague amee gisoon nañ service d'hygiène di yëngatu si wàllum li ñuy wax désinfection. donc si lu ñuy nemmeeku léegi lu ñuy wax ñaareelu vague bi loolu yëpp dañ ko delloo siwaat mais dañ ko gën a taral donc mooy activité désinfection yi dañ koy continuer di koy def mais ñu maanaam jubali ko principalement si bërëb yoo xam ne dañuy tàmm di dajale ay nit mu mel ni marché yi mu mel ni quai de pêche yi mu mel ni fu ñuy jullee donc mu mel ni école yi donc lu ñuy def yëpp dañ koy jubal si maanaam si cible yooyu donc ñaareel bi aussi mooy que kër yi aussi dañ leen di tàggat surtout borom kër yi ne mun nañoo xeex ak doomu jàngoro si biir kër yi bu fekkee da nga am eau de javel nga jël benn pàcc eau de javel nga yokk si ñeenti pàccu ndox boo ko jaxasee boo koy jëfandikoo si biir kër gi dina rey doomu jàngoro yi si biir kër yi. donc loolu aussi dañ koy tasaare ci biir kër yi donc di continuer aussi maanaam di gën a ñaax population bi pour que ñuy respecter li ñuy wax geste barrière yi moom mooy ngay sol masque donc di raxas sa loxo ak saabu mais aussi àpp bi ngay may sa morom li ñuy wax distanciation sociale aussi ñu fexe ba maanaam di koy respecter tamit parce que loolu nekk na liggéey boo xam ne defoon nañ ko ci première vague bi ba ñu am ci ay ndam. loolu la ñu delloo si waat léegi mais dañ ko gën a taral nga xam ni vraiment dinañ mën a génnee feebar bi si biir région de Thiès. donc si tënk activités yooyu daal lañ def présentement nii vraiment pour xeex ak coronavirus bi. mu ngoog sant ko gërëm ko moom Fatou Fall mi ñu taataanal kàddu yooye noonu nañ ko junjee ci ponk xibaar yi daañu ko bàyyi ko foofee wutali fii garage bu diwaanu Thiès lu jëm nag ci mesure barrières yi xam ngeen nag li jëm ci wàllu yoowee chauffeurs yi nag taxawaay buñ ci amal foofee ci garage bu Thiès mu mel ni ne lu jëm ci mesure barrières yi daanaka ñu ci bari respecté wuñu ko la wartina nag lu jëm ci wàllu takk masque yi. kaddu yile askan wi bàyyee ko foofee ca garage bu Thiès ñoo ko dénk Marème li ñu teewlu ko. mesure barrière yi vraiment fii au niveau de la gare routière de Thiès ñu ngi koy respecté parce que bu dee ci wàllu chauffeur yi nga xamante ni ñooy def région ak région dëkk ak dëkk bañ nañ ko ba am nañ fulla joo xamante ni client bu ñëw te takkoo masque sax duñ la yeb boo naree insister ñu dem ci policier bi mu ñëw wax ak yow parce que civil du yar morom mi. bu dee loolu aussi distanciation aussi ñu ngi koy respecté. ñu ngi koy respecté waaye nag ñu ngi koy ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ko fi indi mu delloo ko fa mu jëwee woon. naa loolu ñu ngi sant yàlla di gërëm yàlla di ñaan yàlla mi ko fi indi yàlla na ko fi jële bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. en plus ñu ngi teg ay raxasukaay lavage. lave-mains gel yooyu yëpp mi ngi moom ci au niveau de la gare routière de Thiès waaw loolu moom ñu ngi ci moom ci taxawaay boobu la ñu nekk bu ñu xëyee ci la ñuy xëy bu ñu wàccee ci la ñuy wàcc. am na ñu koy respecté am na ñoo xamante ne nii duñ ko respecté waaw mais ñun moom ñun ñi nga xamante ne nii ñooy responsable yi bu ñu yemee ba fees wala ñoo départ nañ ñu wax suñu passager yëpp na ko nekk takk sa max. xam nga buñ tagee suñu mag suñu sooree départ. mu ngoog sant ko gërëm ko Marème lii mi ñu taataanal kàddu yooyee ni ñu ko junjee ba tey ci ponk xibaar yi xam ngeen nag foofee ca forêt classée ba nekk foofee ca Mbourkat lu tollook 2 junni ak juróomi téeméer ci ay parcelles yoo xam ne dañu ko tabax te amul autorisation loolu nag tax préfet du département ginnaaw ba mu leen joxee sommation lëkkaloo ak chef de service yi amal fa nag opération de démolition foofee nag la ñu ko amal ca Mbourkat ex Mbourkat ci forêt classée boobee bu ñu sukkandikoo nag ci donc préfet du département mu mel ne taxawaay yoole dañu ko fas yéene jëmmal foofee ca forêt classée bu Mbourkat ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Moussa Mbaye. teew nag fii ci zone Mbourkat tey di jëmmal li nga xam ni moom moo nekk waru garam ci saytu naka la ñuy occuper espace bi nga xam ni moom ñun ñëpp dañ koo bokk te war ko organiser li ci nekk nag mooy li xew Mbourkat umpul kenn.
ndax ay weer a ngi nii ay at a ngi nii li nga xam ni ñi ngi koy utiliser espace bi dem ba jéggi dayo ci espace boo xam ne nii yoon dafa dogal ni kenn waru fi tabax ndax forêt bu ñu classé la forêt bu ñu classé nag boo ko déggee mooy que ni kenn waru faa mën a tabax lenn loo xam ne ni ay dëkkuwaay lay tant que déclassé wuñ ko waaye ma fàttali ni en 2006 commune bi dafa defoon benn lotissement bi bañ ko dee def jaarale nañ ko fa ñuy jaarale bépp lotissement ba am ci autorisation de lotir waaye malheureusement bañ a cay waxtaan ca jamono jooja dañoo xamul woon ni ci biir partie lotissement bi nga xam ni autorisé nañ ko lu ci gën a bari ci lotissement boobu mi ngi ci biir forêt classée bi ba ñu demee ba xam ko nag ba saytu ko ba gis ko évidemment ña nga xam ni ñoo dëkk ci partie bi nga xam ni moom moo dugg ci biir forêt classée bi amoon nag wax dëgg yàlla problème pour am autorisation de construire parce que autorisation de construire service ñoo koy joxe ak collectivité territoriale mais te ñoom seen bopp xam nañ ni foo xam ne ni forêt classée la autorisation mun a fa am ñooñu donc nekkoon ci njàqare parce que administration jox na leen këyit waaye ginnaaw ba mu leen joxee këyit mënuñu tabax parce que simplement ñu ngi ci forêt classée ñu profité nag ñoom en tant que collectif bi fi président de la république ñëwee bi muy lancé travaux KMS 3 yi c'était en décembre 2017 mu ni leen loolu amul problème dinaa instruire monsieur le gouverneur ñu xool naka la ñuy enclencher procédure pour mën a déclasser loolu ba mën leen permettre ngeen am seen document pour mën a tabax. mu ngoog ci loolee la ñuy desandi ak colonel bu Descos moom mi nga xam ne nag moo jiite liggéey boobee nga xam ne tàmbale nañ ko foofee ca forêt classée bu Mbourkat lu toll ak nag 2500 ci ay parcelles yoo xam ne dañu ko tabax te amul benn yoon autorisation liggéey bi nag ñu dafa fas yéene koo tàmbali te fas yéene wuñu benn yoon mu am xàjjeg seen ci képp koo xam ne tabax nga foofee te tabax ba jaarul yoon loole nag bu ñu sukkandikoo ci colonel bu Descos kàddu yi mu dénk Moussa Mbaye. juste rek xamal leen ne tey bu ñu fi teewee c'est parce que li ñu gisandoo fii tey yéen ñëpp a ko gis ñu yeewu jël suufu état ci forêt classée di ko tabax ci anam yoo xamante ne méngawul ak li nga xamante ne moom la code de l'urbanisme santaane. damay tàmbali sama waxtaan simplement pour xamal leen li nga xamante ne moom la texte yu ëmb ci wàllu réglementation ak wàllu sanction su ma jógee ci loolu nag xamal leen aussi. li nga xamante mooy suñu taxawaay ci wàllu saytu lépp luy tabax bu ñu def à travers le territoire national. code de l'urbanisme dafa ne képp kuy tabax war nga am kayit boo amee kayit war ngaa dem ci service de l'État urbanisme cadastre domaine autorité administrative outil autorisation bu la permettre nga construire sa avenir ak say avenir doom loolu boo ko defulee fépp foo tabax. ak nu mu mënti mel ak fu mu mënti doon Descos am na droit bu la joxe sommation dindi ko parce que loolu la ñuy wax construction sans droit ni titre te pour man sax yenn yi yab état du Sénégal la mun na yow fekk suuf soo xamante ne ñëpp a ko bokk wala loo moomul nga fay tabax ay jumtuwaay yoo xamante ne lay wóor ni li ngay def xëy na du egg na nga ko bëggee bu loolu weesoo aussi ma xamal leen ne. Nul n'est au-dessus de la loi li loi da ko sanctionné moo tax Descos ñëw fii après sensibilisation parce que le seul fait ñëw bind arrêt Descos c'est les premières mesures war ngaa dem Descos laajte pour lan moo tax lan moo waral arrêt Descos lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukk arrêt Descos bind nañ ko ci chantier yi lu ëpp fanweeri nit jàpp nañ leen jëbbal leen procureur mais taxul ñu arrêté te xam ngeen Descos du génn guddi code bi mayuñu ko loolu aussi ñu ngi ci def ay jéego pour que disposition ñu mën ko jël bi nga xamante ne même kuréel dinañ mën a jóg pour surveiller.
jërëjëf ñu daal di tàbbi ci xibaar yi ñeel biir réew mi ànd seek soxna Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak njiitu réew mi di Macky Sall daal dina ñaax jëwriñ ju ñu dénk wàllum wérgu yaram mu amal ab sensibilisation ak wàccaay ci li jëm ci wàllum ñàkk yi mu ngi ko xamle ci conseil des ministres bi ñu amaloon démb ñu fàttale leen di rek armée bi ñooy jàppale waa Kër Docteur ngir ñàkk yi mën a yegg fu nekk. tuddee bi ñuy tuddee ay bërëb kilifa yi nga xam ne dañuy dund wala dañuy faatu daa mel ni njiitu réew mi ma nga koy wéy di ko dëggalaat ndax démb tuddee na hôpitalu Kédougou bi kii di Amath Dansokho tuddee na it hôpital régional bu Sédhiou ki nga xam ne mooy Amadou Tidiane Ba nekkoon jëwriñ ju ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi bu Kaffrine bi nag mu nga ko tuddee Thierno Birahim Ndaw ba gannaaw bu gouvernement bi taxawalee ab format bi ñuy woowee gouvernement face à la presse ngir mën a leeral askan wi liggéey wi ñuy def gouvernement bi de daal dina ko dakkal loolu la ko waral mooy yokkute feebar bi di coronavirus ci réewum Sénégal ci loolu nag ñu ngi ko dakkal loole ngir topp digle yi waa Kër Docteur. mu ngoog sant ko gërëm ko moom Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel biir réew mi noonu la ñuy tàbbee ci xibaar yi ñeel biti réew àndu seek Mamadou Ndione. ñu tàmbalee xibaar yi teel bitim réew ak xeexoo ya am fële ca Soudan ca région bu ñuy wax Darfour ñu gis ne nag weekend semaine yi weesu ay jamarloo yu métti ñoo fa dox ci diggante ay waaso ñi nga xam ne nag mooy syndicat local yor wàllub médecine ñoom de xam nañ ne daal limbam ngay wéy jëm kanam nañ daal lu tollook téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñeent daal nañ faat seen bakkan ñaari téeméer ak ñett am ay gaañu-gaaj yu métti lu tollook 90 000 personnes jot nañu dawee seen kër wuti nag làkkatu feneen ñu jàpp ne nag reyante boobee sax mu nga dox daal ci diggante waaso yooyu ginnaaw bu ñu reyee nag ab benn arab te ña ko rey nag duñu arab ci loolee nag daal la ña xam ne ñooy arab ya daal di feeyu ba tax na nag daal jamono yi donte ne nag la nga xam ne mooy xeexoo yooyu daal wàññeeku na waaye gis nañ ne daal xoolante bëtu bëtante mu ngay wéy di am foofee ca Darfour nekk ca Soudan. ca Nigéria ki nga xam ne nag mooy président ba di Muhammadu Buhari moom de xamle na ne daal ne pare na wala yàkkamte na daal liggéey ak ki nga xam ne mooy Joe Biden moom lañ doon tàbb démb mu nekk ñeent fukkeel ak juróom-benneelu président bu réewum États-Unis nee na nag xamle na ne gis nañ ne bi fa Donald Trump nekkee nag foofee ca Maison Blanche dafa neenaloon wala dafa suufaleen lool la jëm nag ca diggante jëflante réewum Amérique ak Afrique waaye nag nekk na loo xam ne daal indi na gàllankoor lu bëre bëre la jëm nag ci wàllu jàppalante yi xam ne moo doon dox ci diggante États-Unis ak Afrique waaye nag ki nga xam ne mooy Muhammadu Buhari di président bu Nigéria xamle ne daal comme que beneen page tourné nañ ko gis nañ ne daal jëflante diggante Afrique ak réewum Amérique dina gën a jëm kanam ndax ñoom de nee nañu am nañu yaakaar lool ci toog bi nga xam ne kii di Joe Biden daal dina ko toog ca boppub Amérique. jeexale xibaar yi nag foofee ca Burkina Faso ab benn nag lapide moom la ñu daal di enlever daal di ko yóbbu ñu ngi ko defee sax ca région bu ñuy wax Banfora abbé boobu sax mu ngi tudd Rodrigue Sano nekkoon nag ca paroisse Notre-Dame bu Soubanga Yedougou ca Burkina Faso évêque bu Banfora de xamle na ne moom mu ngi réer ci bésub talaata gi ci suba dafa jóge woon nag këram ca Banfora doon dem nag teewee ab réunion bu ñu doon amal ca yeneen gox yooyee ña xam leen li mel nag mooy communiqué bi xam ne archevêché bu Banfora moom moo ko daal di xamle démb sax ñu gis ne alkaate ak gendarmerie yëpp ñu nga doon daal wër ca frontière ba seen dig-digal ak Côte d'Ivoire ngir daal di gis ki nga xam ne moom mooy labbi boobee ñu jàpp ne nag jamono yi frontières yi daal dinañ mel ni passoire fu neex waay jàll te kenn contrôlé gu ko jàpp nañ ne nag wër labbi boobee daal nekk na loo xam ne du yomb lool
ñoo leeral ne daal otom ba sax dañ koo fekk ñu tijji ko oto ba dara yàqu fa waaye nag jàpp nañ ne daal ki nga xam ne moom mooy Abbé Rodrigue Sano dañ ko enlever daal di ko yóbbu. ñu sant ko gërëm ko moom Mamadou Ndione mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel wàllu bitim réew noonu la ñu koy ndar keppeek wàllu tàggat yaram ak kii di Krépin Diatta mi nga xam ne rek bu ñu moytuut fas yéene ne wutali fa nga xam ne moo di ASC Monaco ndax ñooñee jot nañoo teg lu tollook $20 millions ci suñuy koppar ngir fas yéene jënd doomu sénégalais boobee di wuyoo nag ci Krépin Diatta. mbokk yi ñu jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV li moo fi tukkee woon ci xibaar jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.